بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين بطريقته الفائزين أما بعد. قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى في منظومه وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وكل ما lépp loo xam ne lam yattasil jokkalowul bi xaali ci benn maanaam ci xaal gum mën a doon isnaaduhu ak càllalem kooku munqati'ul awsaal loolu dafa dog moom maanaam dafa dog ay mbir maanaam ala kulli xaalin dafa dog ci jokkaloo ga mu waroon a jokkaloo loolu mooy munqati' kon bépp xadis boo xamante ne càllale gi jokkaloowul mu am fenn foo xamante ne dog-dog am na fa loolu la ñu tuddee munqati' waxoon nañ ne la wuute nag lan wa ma udifa lin nabil marfu ok voilà sauf que léeg-léeg ñu wax maqtu' fii maanaam isnaaduhu fii isnaad wala isnaaduhu maqtu'un fiihi maqtu'un fekk mooy munqati' lañ bëgg a wax wala contraire bi aussi voilà loolu dañ koy di wax mais bu fekkente ne ci xaqiqatan ci dëgg mustalax bu dëgg bu ñu waxee munqati' ci affaire isnaad la maqtu' ci affaire matn la maqtu' mooy li nga xamante ne moom la taabi'i bi wax munqati' mooy isnaad bi ci boppam càllale gi moo am dog-dog parce que ñoom ñëpp ci qata'a rek lañ jógee mooy dog voilà kon munqati' ci lu ñuy gëstu maanaam munqati' kon maanaam ci mabaahisul isnaad la bokk ci études yi ñuy def ci isnaad bi la bokk alors que maqtu' ci étude bi ñuy def ci texte bi la bokk ci contenu yu texte bi wala bokk ci texte bi en tant que tel voilà waxoon nañ mawquf marfu' loolu jaruñu ci ñëw léegi munqati' fépp fu dog-dog am rek dañuy wax munqati' am na inqitaa am na loolu jëf ji ci loolu mooy al inqitaa'u xadis bi dañ naan munqati' waaye dañ naan am na al lu ñuy tuddee al inqitaa'u ak dog-dog moo ci am bu fekkente ne dinañ am yenn yuñ ci gis mais gisoon nañ ci mursal al irsal ak ta'liq ñaar yooyu gisoon nañ leen gisoon nañ irsal gisoon nañ ta'liq léeg-léeg buñ naan fii irsal wala arsalahu fulaan diw moom moo def irsal bi parfois loolu dañ ciy jublu inqitaa moo am dafa def maanaam mooy dog-dog léeg-léeg ñu joyal ko ci baat boobu noonu ci gàttal moo tax mursalul xafi wala waaw moo tax mooy irsalul xafi mën a am te ni ñuy xamee ni ñu koy xamee pourtant dog-dog am na ci foofu noonu entre Samba ak Demba dog-dog am na fa ndax moo doo nekkoon ci diggante bi mais ni ñu xamee ni dog-dog am na loolu maanaam mursalul xafi yi la mooy dañuy xool jamono ji xool taarix yi et cetera loolu moo tax boroom xam-xam yi su boroom xam-xamu kii nu mu tuddati boroom xam-xamu xadiis yi jox yitte maanaam taarix parce que bu ñu xamee ni kii dëkk sàngam la dëkkoon kii réew sàngam la dëkkoon ah ba pare xam tamit ban jamono la dund ba pare xam par exemple moom bi muy jóg di dem ci dëkk boobu
peut-être moom dëgg la sëriñ ba muy wax ne moom la jële ci moom xadis bi sëriñ booba dëkk na dëkk boobu par exemple moom waa Màkka la sëriñ bi dëkk Kuufa moom dem na Kuufa waa ji dem na Kuufa sëriñ bi tamit Kuufa la dëkk yooyu am nañ ba pare ñoo bokk jamono mais sauf que moment bi mii nekk Kuufa di fa jàng fekk na sëriñ bi jóge woon na fa ba dem Misra par exemple loolu par exemple xam nga yooyu yëpp moo tax dañ koy étudier voilà étudier localité yi étudier ban yan époque yan moment lañ dund ak ñan la doon àndal parce que boo ko xamee da ngay xam ne ah d'accord comme ñoom mun nañ jàngandoo et cetera ak yooyu yëpp maanaam moo tax mu ñu yitteel xam date de naissance yi ak date de moo tax da ngay gis tout le temps da ngay gis dañ naan la mi ngi dëkk sàngam la dëkk ah da ngay gis souvent dañ ciy insister. voilà sumal wasiti sumal basari voilà mu nga ok al-Ataki sumal wasiti sumal basari voilà voilà loolu tax ñi def affaire yooyu yëpp voilà voilà dañ naan la diw place sangam lu gane àdduna waaye place sangam la dëkkoon nekkoon na dëkk na place sangam ak sangam bi mu amee nangami at la dem fële bi mu amee nangami at la dem yooyu yëpp maanaam pour bu irsal amee bu mursal xafi bu amee ñu mën ko xam ak bu mursal rek ci lu inqita dog-dog su amee tamit ñu maanaam ci anam gu mën a amee rek ñu daal koy mën a xam waaw waaw xam nga tey man bu ma fi taxawee naan Alaaji Maalik neen wala Sëñ Babacar neen dañuy xam ne damay déconner parce que dog moo fa am wala man Cheikh Ibrahima Niass nee na radiyallahu anhu jamra buñ ne Sénégal yi rek gars yi dañu yaakaar ne mën na nekk waaw voilà fekk nag Sénégal yi rek doyul non ba pare aussi da ngay xool même bu doon loolu tey par exemple bu rajo yi amuloon ñu ne man moo taxaw ne Alaaji Abdou dégg naa mu ne nangam radiyallahu anhu man munuma def lu dul dégg naa Alaaji Abdou nee na radiyallahu anhu man munuma wax lu dul loolu parce que époque yi nga xamante ne moom laa dund yépp maanaam période yi du ñu woon fekkante à moins que xanaa ma nekk ca gàmmu nga mu nekk te boobu doonu ma ko woon gis mais su dul loolu waaw boobu mën naa ni dégg naa boobu mën naa wax ni dégg naa parce que maa nga fa mu nga fa te teg nañ micro yi mais ala kulli xaal bu dul loolu maanaam ci gàttal daal li ma bëgg a wax mooy mooy mënuñu wax loo xamante ne tey yéen ñaar mënu maanaam possibilité rencontre bi dafa difficile dafa mënul woon ne kooku dog-dog dafa am maanaam moo tax dog-dog ay mbir yu bëree bëri ci la dog-dog di amee waaw moo tax al munqati' mooy contraire al muttasil waaw mooy contraire am al ittisaal contraire am mooy al inqitaa dégg nga muttasil lan la waxoon wa kullu ma bi sam'i raamin yattasil isnaaduhu lil Mustafa fal muttasil xatal Mustafa wala déedéet xatal Mustafa bi ci des la woon bi naan bayit bi wal musnadul muttasilul isnaadi min raawihi xatal Mustafa fal walam yabin voilà loolu moom mooy musnad voilà ittisaal muttasil mooy dañ koy wax tamit al mawsuulu waaw lu jokkaloo dégg nga voilà mooy wa kullu ma bi sam'i raawin yattasil isnaaduhu lil Mustafa fal muttasil waaw waaw moo tax imam as-Suyuti xoolal rahimahullah moom dani marfu'an aw mawqufan id yattasilu isnaaduhu al mawsulu wal muttasilu
bu dee marfu' wala mawquf is yattasilu saa yu jokkaloowee isnaaduhu càllalem moom la ñuy wax al mawsuulu di ko wax al muttasil ah waaw dégg mu ne wa waaxidun qabla saxaabiyi saqat munqati'un qiila aw saaxibu qat bu dee kenn la wa waaxidun qabla saxaabiyi lu jur saxaaba bi saqat moo rat kooku munqati'un qiila loolu la ñuy wax aw saaxibu qat wala boog bu dee saxaaba bi rek sax dafa dog dafa dañ xam nga loolu mursal la xeet la ci xeetu muttasil même munqati'un min mawdi'ayni ithnayni la tawaliyan wa mu'dalun haythu wala munqati' bu dee ci ñaari place la nga def la inqitaa bi an kooku bu fekkente ne ci ñaari place la mais ñaari place yi toftaloowuñu loolu tamit munqati' rek la ñuy wax dañ naan inqitaa fii mawdi'ayni inqitaa am na dog-dog am na ci ñaari place bu ëppee ñaari place tamit inqitaa am na léegi mu jox la beneen cas ci inqitaa mooy lu ñuy wax mu'dal mooy haythu wala mooy loo xamante mooy saa yoo xamante ne contraire lii am na mooy ñaari place yu tegaloo la loolu mooy mu'dal comme niñ koy gisee insha allah mu daal ci teg ne wa minhu hazfu sahibin wal mustafa wa matnuhu bitabi'i wuqifa yooyu yëpp munqati' lañ wa minhu bokk maanaam bokk na ci hazfu sahibin bu fekkente dañoo xasaf ab saxaaba wal mustafa ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba ñu bell sallallahu alayhi wasallam fu mu ci mënti am mooy inqitaa waaw saxaaba bi mën na ni yawmal qiyaama dina nangam dana xew looloo tax ñuy soxla kañ la ñuy jox àtte waqfu waaw kay waqfu xadis mawquf kañ lañ koy jox àtte lu yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam saaba bi bu ne yawmal qiyaama day nangam dana am sotti nañ yenente bi sallallahu alayhi wasallam inqitaa am na ci côté boobu voilà mu ne wam matnuhu bi taabi'i wuqifa ak loo xamante ne matnu bi ci taabi'i bi la yem yooyu yëpp xeetu voilà inqitaa la partie bu mujj bi dinañ ko gis insha allah bokk na ci lu ñu mën a wax tamit mawquf ça dépend ci lan lay doon ci mu'dal boog laa bëgg a wax dina bokk ci mu'dal insha allah léegi kon ñu gis li nga xamante ne moom mooy mu'dal donc imam al-Bayquni rahimahullah taala muy wax wal mu'dalu saqitu minhu ithnaani wa ma ata mudallasan naw'aani al awwalu al isqaatu lish-shaykhi wa an yanqula mimman fawqahu bi an wa an wa thani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif mu ne kon wal mu'dal li ñuy wax mu'dal nag mooy as-saqitu mooy la nga xam ne ajurat minhu ci moom isnaani ñaar léegi fii bayt yi ñaari bayt yi daf cee wax lan mooy maanaam munqati ak tadlis inqita mu astaghfirullah mu'dal mooy al i'dal ak at tadlis ñoom ñaar la fi traité
léegi ñu xool mu ne kon wa moo dalu kon mooy loolu wama ata mu dallasan lépp lu wama ata loo xam ne dikkee nag mu dallasan mu nekk mu dallas moom nawaani ñaari xaaj la al awalu xaaj bu njëkk bi mooy al isqaat mooy nga rotal li cheikh ñeel sëriñ bi wa an te an yanqu la muy di toxal mim man fawqahu di jëlee ci ku ko féete kaw bi an ak wa an ci an ak an mooy di def mu an wala mu an nan comme niñ ko waxe wa saani ñaareel bi laa yasqituhu du ko rotal du rotal sëriñam laakin nag waaye yasif day melal awsaafahu bi ma bii laa yanarif awsaafahu ay melalam bi ma bii ci ay melo yoo xamante ne moom kat laa yanarif defu ko ci xàmmeewee laa yanarifu bihi maanaam waaw bi ma laa yanarifu bihi waaw mooy bi ma bihi laa yanarif kon li ñu waxoon sànq mu'dal mooy lu soo xam ne ñaari nit yu tegaloo dañoo rot comme ni ñu ko waxee sànq xeet la ci xeetu inqitaa kon munqati' kon maanaam dafa làmboo lépp luy xeetu dog-dog ci biir nag ci la mursal ne ci la mursalul xafi ne ci la mu'dal ne ci la mu'allaq ne muy mu'dal kon mooy il faut que ñaari mooy wax wala waaw ñaari nit yu tegaloo comme nga ne comme nga tëb waaw d'accord ok waaw nga tëb ñaari dinañ ñëw léegi insha allah ci leeral mais avant saxaabi bi lay doon waaw radiyallahu anhum mais il faut que mu nekk ñaar jàpp lu ko ëpp ñaar rek doyul ce qui fait que comme tey ñun suñu ne jël nañ an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha tawadda ahaduna la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda loolu inqitaa munqati' la inqitaa am na dog am na ndax lan ndax chaîne bi jokkaloowul ndax wa kullu ma lam yattasil bi xaal yi ci xaal bu mën a doon rek isnaaduhu munqati'ul awsaal dégg voilà léegi hadith bi en même temps mu'allaq la lan moo tax mu'allaq la parce que danga kii bi début wu chaîne bi nekk fi isnaad bi moo deñ te fin wu isnaad bi ne fi waaw ok ba pare mu'dal la ndax lan non parce que ñi tegaloo ñëpp dañuy dindi ba ci saxaba bi ok ñi tegaloo yëpp au moins ñaar wala lu ko ëpp dagg nañ yu tegaloo ci chaîne bi ñaar wala lu ko ëpp tegaloo nañ ci isnaad bi dagg ba ci saxaba bi lu mel noonu moo tax maanaam moom la al imam Abu Nasr as-Sajzi rahimahullah boo tuddee exemple bi muy joxe ci al mu'dal mooy comme li imam Malik rahimahullah taala wax ne balaghani an abi hurayrata radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi wala yukallafu min al amali illa ma la yutiqu non wala yukallafu min al amali ma la yutiqu illa ma yutiqu wala ma la yutiqu léegi nag matn bi dëgg-dëgg ma la yutiqu la donc hadith boobu mu'dal la mooy bi imaamu Malik rahimahullah jële ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ki ñu moom dundam ak solinam ci njekk lañ ko war a def maanaam dañuy xool société bi ni ñuy solo d'une manière moyenne maanaam daal day sol lu normal di lekk lu normal ba pare kenn du ko liggéeyloo kenn du ko teg lu dul lu mu àttan waaw xadis boobu kon al imam maanaam
imam kii imam Malik kon solo na ko ci Muwatta bi noonu comme niñ ko gisee rahimahullah imam Muslim solo na ko ci xadiisu Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mais daf ko jokkale dégg nga voilà mais par exemple boo xoolee imam Malik ñaari nit au minimum dox nañ ci digganteem ak Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu voilà mu tëb leen voilà loolu tax tey par exemple moo tax al imam Abu Amr ibn Salah rahimahullah par exemple boole ci Mu'dal comme li ñu wax sànq mooy li ñuy bind téere yi di wax naan qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu ci Mu'dal la bokk voilà gis nga léegi moom an-Nabahani rahimahullah wax na benn kii mu ne faida mu ne bokk na ci Mu'dal yi mooy beneen partie bi mooy bi ñu tuddoon sànq mooy ab taabii solo xadis boo xam ne dafa mawquuf comme ni nga maanaam mooy lan mooy mu tëb saxaaba bi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba pare yamale wax ji ci taabii bi kese kon taabii bi tëb na saxaaba bi tëb yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax matnu bi loolu tamit mu'dal la mais boo ko xoolee loolu lan la tamit en même temps maqtu' la en même temps naam munqati' la mais maqtu' la pourtant xadis boobu maqtu' la mooy taabii bi moo wax dafa tëb saxaaba bi tëb yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais dinañ xam ne wax jooju waxu kat la waxu yenent bi la sallallahu alayhi wasallam ànd ak ne maqtu' la dañu gën a rigoureux nag bu dee maqtu' la mais dañ koy maanaam ànd ak ne wax ji ci yeneeni anam la ñu xamee ne wax ji waxu yenente bi la sallallahu alayhi wasallam léegi kon loolu mu'dal lay doon kon ab taabii bu solowee ci taabii ndax waxoon nañ la luy saxaba wax na luy taabii mooy ndongoy taabii ni taabii mel par rapport ak saxaba bi noonu la taabii mel ak taabii bi voilà comme li al-Amash jële ci imam ash-Sha'bi rahmatullahi alayhima mu daal di wax ne yuqaalu lirrajuli yawma al-qiyaama amiltu kaza wa kaza fa yaqulu maa amiltahu maanaam dañu yuqaalu lirrajuli yawma al-qiyaama amilta kaza wa kaza fa yaqulu maa amiltuhu fa yuxtamu ala fiihi fa tantiqu jawaarihuhu aw lisaanuhu fa yaqulu li jawaarihi ab'ada kunna allah maa xaasamtu illa fi kunna dégg nga al-A'mash kon mooy waaw Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili Abu Muhammad al-Kuufi al-A'mash thiqa haafiz aarif bil qiraa'a wara' dégg nga lakinnahu yudallis waaw min at-tabaqati al-xaamisa ci tabaqatu al-xaamisa la maat sanata 47 ay ba'da al-mi'a wa samaan maanaam mooy 100 aw samaan bokk maanaam 147 wala 148 ci année bi la génn àdduna wa kaana mawliduhu awwal 61 maanaam première 60 maanaam à peu près 61 ci la gane àdduna waaw loolu la ak taqrib dégg nga kon moom ci xaamisa juróomeelu génération bi la bokk léegi mu ne yawmal qiyaamati dañ naan benn waaye ne ko ne imam ash-Sha'bi rahimahullah aw ash-Sha'bi mooy kan waaw Amir ibn Sharahil mooy ash-Sha'bi Abu Amr ash-Sha'bi Amir wala ko Amir Abu Amir ash-Sha'bi thiqa mashhur faqih fadil min at-tabaqat ath-thalitha ci ñetteelu tabaqa bi la bokk Makhul nee na maa ra'aytu afqahu minhu musuma gis ku ko fiq
waaw mi ngi génn àdduna ginnaaw 100e année bi fekk mu am à peu près 80 ans. Imam Shafi'i rahimahullah dane yawmal qiyaamati dañuy wax bi waa ji ne ko yow de def nga nangam ak nangam mu naan déedéet loolu defuma ko ñu daal di tëj gémmiñ gi cër yi di wax ak làmmiñ bi waaw cër yi yépp di wax mu naan cëram yi yàlla leen yàlla sori leen ak man yéen kat kenn lay amul lay sama kaw lu dul à travers yéen rek waaw dégg léegi alxaakim bi mu solowee xadis bi nii daf ni a'dalahu al-A'mash voilà a'dalahu mooy waa kay da koo def mu'dal al-A'mash voilà mu ne te wa huwa inda ash-Sha'bi muttasilun musnad waaye nag ci Sha'bi al-A'mash moo def mu'dal bi mais boo xoolee ci imam ash-Sha'bi rahimahullah am na beneen yeneen riwaaya yu wane ni maanaam lan la ñu jokkaloo na musnad la te loolu rawaahu maanaam imam Muslim jëlee na ko ci xadis Fudayl ibn Amr an ash-Sha'bi an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kunna 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa dahika fa qaala atadruna mimma dahiktu fa qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. voilà mu ne dañu présenté benn waay yowmal xiyaamati nee na dañu moog ñoom yenent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo toog yenent bi sallallahu alayhi wasallam reetaan daan nen est-ce que xam ngeen lu tax may ree ñu ne ko yàlla ak yenentam bi ñoo xam waaw fa qaala mu daan ne min muxaatabati al abdi rabbahu yowmal qiyaamati yaqulu ya rabbi alam tujirni min az-zulmi fa yaqulu bala qaala fa inni laa ujza al-yawma ala nafsi shahidan illa minni fa yaqulu kafa bi nafsika al-yawma alayka shahidan wa bil kirami al-katibina alayka shuhudan fa yuxtamu ala fihi thumma yaqulu li arkanihi intiqi ba xadis ba jeex waaw mu ne ci yàlla buy wax ak teg jaamam yawmal qiyaamati mu ne ko yow sama borom xanaa musuloo ma ci tooñ mu ne ko ankay mu ne ko man nag voilà waaw man daal tey kenn duma pay xanaa musuloo ma ci tooñ waaw kay mu ne ko ankay mu ne man kat kenn duma fay tey ci sama kaw bakkan maanaam tey kenn duma maanaam duma seede ci sama kaw lu dul daal maanaam lu dul lépp luñ may fay rek day fekk ne man maa ko seede maa ko seedal sama bopp maanaam bu ko defee mu bëgg a wax ne daal moom daal maanaam bu di bëgg a triande daal waaw di bëgg a wax ne déet bu liñ ko war mu ne defuma ko nangam ñu tëj gémmiñ gi acca yaram yeeg lépp di ko ñoo ko léegi sa bakkan doy sa bopp doy na la seede acca kay sa kiraamul kaatibiina doy nañ la seede ñu tëj lépp ñu tëj gémmiñ gi acca cër yi di wax loolu tam kon ci xeetu mu'dal la bokk gis nga mooy tëb nañ saxaaba bi tëb yeneen bi sallallahu alayhi wasallam muy ñaar voilà comme li na soloxa léegi almudallas almudallas jëf ji moom la ñuy wax tadlis ki koy def moom la ñuy wax mudallis waxoon naa la ne la tadlis ci cosaan moom mooy di nëbb benn ayib comme tey bu ñuy nëbb benn ayib ci njaay mi nga jaay ci marchandise bi nga yor nga dissimuler ko dissimulation nga nëbb ko fexe ba nit ñi duñ ko xam ni ki noonu nëbb benn affaire dissimuler ko ci dëgg ab dëgg wala réalité wala yooyu pour nit ñi bañ a xam dëgg gi après dañuy juum ci seen analyse yi mooy comme li wolof yi di def
voilà waaw waaw wala ci lëndëm gu tas gu kii rek lëndëm nii rek nga dissimulé wu ci lëndëm gi bu ko defee nit ñi bañ laa gis loolu yëpp ay loolu mooy tadlis ci làkk mais su fekkente ne ci xadis la moom mooy lii nga xamante ne moom lañ tudd wama ata mudallasan nawaani al isqaatu li shay voilà wama ata mudallasan nawaani al awwalu isqaatu li shaykhi wa an yanqula mimman fawqahu bi an wa an bu njëkk bi kon mooy nga rotal sëriñ bi en tout cas ñaar yooyu la imam al-Bayquni rahimahullah taala indi moom mooy bu njëkk bi mooy da ngay rotal sëriñ bi en tout cas am na ñetteel nag par exemple comme niñ ko waxee ñun ñëpp ñu bokk di jàngaloo ci benn sëriñ bii pa ma ñëwuma woon cours bii nii après ma ñëw jële ci yow leçon bi après ma taxaw fee di wax ne sëriñ bi nee na alors que yow yaa ma ko wax dama waroon wax ne yow yaa ne ma sëriñ bi nee na voilà waaw mais pour mu def mudallis pour mu nekk mudallis maanaam mudallis pour mu naan tadlis am il faudrait que mu utiliser ko moo tax ci wax joo xamante ne maanaam lafdun laa yaqtadil ittisaal bal bi lafdin muuhimun lahu maanaam bi lafdin muuhimun ittisaal il faut mu nekk kàddu boo xamante ne tegtalewul ne obligatoirement jokkaloo am na waaye day tax nit ñi def ko foog ko d'accord moo tax mu ne bi an wa an comme par exemple tey par exemple bu ne woon xaddasana wala axbarana dañ boobaa day nekk koo xam ne li mu wax du dëgg moom kon dañ naan fen na d'accord du wax loolu quoi déedéet bu ne samiatu dégg naa wala xaddasana wala axbarana yëpp du dëgg day nekk koo xam ne li mu wax du dëgg boobaa maandu teem day daal di rot waaye il faut moo tax mudallis attention kii def tadlis c'est pas obligatoirement maanaam duñ nekku faible la abadan kenn du wax ne kii def na tadlis rek kon ce qui veut dire que lan la daif la wala wóorul wala yooyu déedéet parce que moom du fenul dégg nga effectivement jële nañ ci waajooju effectivement kooku nee na yaa ngi dégg ci d'après information bi mu am ci kii mu wóolu moom wala boog li tax dëgg-dëgg mu wax ko mooy moom dafa jàpp ne loolu wax na ko waaja ki mu wax ne wax na ko mais par exemple danaan nee na comme tey bu ma toogee naan waaw Alaaji Abdou nee na mel ni maa ko dégg xam nga mu nee na kenn duma laaj ndax yaa ko dégg ndax dañuy foog ne dama koo dégg dañuy foog ne man dama koo dégg parce que dama déglu ay waxtaanam yu bari yaa ngi dégg alors que ndekete man dégguma ko benn waaye moom ko nettali fii rek ah dégg nga te itam il faut mu utiliser kon baat yooyu baat yu mel noonu loolu moom il faut maanaam tadlis il faut que loolu am ci ambiguïté voilà am ci day tax nit ñi foog loo xam ne moom wax ko voilà kon loolu moom mooy bu njëkk bi waaw mais su fekkente ne nit ki bokkut ak waa ji jamono dajewul ak moom déggewul ci moom xamuñu ne moom mu nekk na taalibe ak yu mel noonu loolu kenn du wax ne tadlis am na kooku dañuy xam ne inqitaa la bu leer dégg nga te képp koo xamante ne nag xame nañ ci moom lii nii
kenn du nangu xadisam tadlis kuñ ko xamee ci moom kenn du nangu ci moom xadisam lu dul mu leeral maanaam mu wax ay wax yu leer maanaam kuñ xamee ni day def tadlis bis bu waxee an wala qaala wala an di utiliser du tax ñu nangu xadis bi d'accord xadis bi dañuy jàpp ne inqitaa mën na ci nekk parce que waa ji dafa def tadlis comme moom mudallis la an loolu la ñu wax anatul mudallis lii d'accord comme en plus léegi kon kenn du xam ndax jokkaloo na wala jokkaloowul problème bi foofu lay nekk voilà dañ dul xam ndax affaire bi jokkaloo na wala jokkaloowul voilà saa yu jokkaloowul nag comme que mbir yi wu leeruñu lii cosaan mooy jokkaloowul jokkaloo na yow yaa ko war a prouver moo tax dañuy wëraat di seet ba xam dinañ ko gis waaw waaye nag tey par exemple comme par exemple am naa ñu mel ni ñoom comme tey par exemple ñoo xam ne dañoo bari lu ñu dégg xam nga am na ñu mel noonu dañuy def tadlis mais li ñu dégg dafa bari trop ku mel ne al Amash ku mel ne Qatada ku mel ne as-Sawri ak ñu mel noonu rahmatullah alayhim ñooñu li nekk ci seen xadiis yi ci an ci anaanatu maanaam ci al anatu mooy comme li ñu wax mu an xadiisul mu an jëf ji mooy al anatu dégg nga ak yu mel noonu yooyu dañuy jàppe ne sax na ni dégg na wax jooju noonu buñ ko génnewee ci ñaari saxiix yi bu nekkee ci ñaari saxiix yi waaw parce que rafet njort gi ñu rafet njort ci ñoom ñaar ci ne ñoom comme que dañu ne il faut que dañuy génne xadiis yu saxiix ci seen téere yi moo tax ñoom bu ñu gisee mu am yooyu noonu boo souvent c'est parce que aussi dañoo gëstu affaire bi ba mu leer leen ni kii dafa dégg wax ji moo tax waaw d'accord fekkee mu am dafa ñëw ci ñaari saxiix yi waaw ñu d'accord ni c'est parce que saxiix yi dañ ko prouver parce que gëstu nañ ko voilà ci ñoom ñaar maanaam imam Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhi même bu fekkente ne ñun suñu génération gisuñu wala dafa difficile ñu gis xadis boobu feneen fan la jokkaloowee lan la waajo leeralee ni dégg na yaa ngi dégg voilà loolu kon moom benn la am na ñaareel bu tudd tadlisu taswiyati taswiya waaw tadlisu taswiya mooy da ngay yamale mooy lan mooy da ngay daaneel ku daif mooy tey man wax ji comme benn waa ñëw ni ma sëriñ Mansour de nee na nangam man ma xam ne bu ma nee waajee ma ko wax gaa yi tam duñ dëggal wax ji wala day tax wax ji ñàkk dëgër te man njort naa ne tey bii paa waa ji wax na dëgg ma daaneel ko pour gaa yi bañ a jam xaalis bi waaw kay mais ça peut être sympathique ça voilà waaw mais problème bi mooy na ko leer parce que boobu baaxul parce que ku daay dafa nekk ci isnaad bi ba pare nit ñi xamuñu ko loolu mooy tadlis taswiya waaw mooy taswiya dégg nga Baqiyat ibn al-Walid moom ci ñi ko dàqoon a def la waaw moo tax daf cee demoon ba siiw ci saduqul la nag mais kasiru tadlis an ad-du'afa min at-tabaqati as-samina huitième waaw mais 8e génération parce que tekkiwul kii parce que en fait li ko dalee ba ci ñoom li ko dalee ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ci imam al-Bukhari ñoom rahmatullahi alayhim dañ leen a def 12 générations. D'accord. 8e génération du kii quoi du c'est pas siècle. déedéet du siècle. voilà 12 générations la leen def. 12 niveaux. loolu lañ def pour xam ñan ñoo daje ñan ñoo kii dañoo jëkk def tabax saxaaba yi. après taabi'i yu mag yi nga xam muxadram lañ. ak taabi'i yi nga xamante ne gis nañ lu bari ci saxaaba yi. ba pare solo nañ ci ñoom. ak taabi'i yi nga xam ne gis nañ lu bari ci saxaaba yi mais ci saxaaba yu diggu doomu yi lañ solowee solowuñ ci saxaaba yu mag yi ñu njëkk yi comme xulafaa yi. comprendre ak voilà am ñoo xamante ne ci ñooñu tamit beneen génération lañ leen def ñooñu tam beneen niveau la. ñu jël beneen niveau mooy taabi'i yoo xamante ne ñoom gis nañu
saxaaba yi maanaam ñoom saxaaba yu ndaw yi lañ solowee ci ñoom solo wuñ ci saxaaba yu diggu dóom yi et cetera noonu lañ toppalee affaire yi maanaam ay niveau la quoi voilà moom nag ci 8e bi la bokk Baqiyat ibnul Walid ne am na benn waay benn ku ci defoon benn waay sax dani baqiya xadiisuhu laysat bi naqiya fakun fiha ala taqiya baqiya laysat bi naqiya waaw d'accord fakun fiha ala taqiya mooy ci ndikk ko voilà waaw baqiya day xadiisuhu mooy setul de kon nag moytandiku ko nekkal ci koo xam waaw da ngay moytandiku kon moom tadliisu kii la doon def taswiya waaw taswiya ndax day faral di def tadlis di jële ci du'afa yi xam nga bu dee da ngay def tadlis sax di jële ci ñi nga xam ne ay siqaat lañ loolu sax mën na mais di jële ci du'afa yi moom waaw loolu moom mooy problème bi quoi waaw kon ñaar yi nga wax nii mooy yi nga xam te ne kii indiwu leen non si ñaar yi daf ko dugal ci benn bi d'accord mooy rotal sëriñ bi rek ak di solo jële ci ku la féete kaw ci baatu an ak an d'accord wala xaala wala yu mel noonu mais ban nga wax bi nga ni indi bi nga naan ñaar la indi mais ñett waaw ñaar la indi mais ñett la maanaam ñaar la mais ci biir ñett la d'accord voilà léegi mu am tadlisu shuyukh boobu mooy beneen bi tadlisu shuyukh waaw d'accord mooy ci anam goo xamante ne da ngay tuddee sëriñ bi ci tur boo xam ne gaa yi xamuwuñ ko wala nga askane la ko askan woo xam ne gaa yi xamuñu ko wala nga melale ko melo woo xam ne gaa yi xamuñu ko wala nga jox ko kunya boo xam ne gaa yi xamuñu ko wala nga dàqante la ko maanaam jox ko titre boo xamante ne gaa yi xamuñu ko surnom wala titre boo xam ne gaa yi xamuñu ko yooyu yëpp yooyu yëpp nga di ko def bu ko defee gaa yi duñ ko xam léegi gars yi dañuy foog ne yow da ngaa bari ay sëriñ yow solo fekk benn nit ki la. waaw ngay def lu mus nit. waaw gars yi foog waay waa ji moom tabaarakallah sëriñam yi masha Allah. c'est que jamono yu njëkk yi loolu dafa amoon valeur aussi. voilà dafa amoon valeur parce que ça day wane quand même que ni yow da nga wër bu baax te da nga voilà. voilà. donc gars yi voilà mais léeg-léeg aussi attention parce que léeg-léeg tamit ñoom ñu def ko pour ngir nattu taalibe bi xool ba xam dinañ xam kan la maanaam c'était pas tout le temps négatif aussi voilà dégg moo tax moo tax am na ci borom xam-xam yi ñoo xamante ne tadlis ñoom parce que en fait dafa nuru lu jubadi voilà dafa xaw a nuru lu jubadi loolu moo tax am na ci ñoo xamante ne dañ ko ŋàññ bu baax comme Ash-Shamli rahimahullah moom dane at-tadlisu xaraamun indal a'imma tadlis moom dafa xaraam ca imam ya moom ñoom duñu ko def quoi Wakiya imam Wakiya rahimahullah mooy Wakiya mooy kan kii la du sëriñ imam dégg mooy Ibnul Jarrah al-Kufi sëriñ imam Ahmad la ak ñeneen ñu mel noonu waaw Wakiya ibn Jarrah ibn Malih ar-Ru'asi Abu Sufyan al-Kufi thiqa hafiz abid min kibaari tabaqati tasi'a moom ci juróom-ñeenteelu génération bi da wax 9e bi waaw ci mujjantelug 197e année bi ci la génn àdduna fekk amoon na 70 ans rahmatullah rahmatullah moom daf daan wax naan
laa yaxillu tadliisu saw bi fa kayfa bi tadliisil xadiis waaw c'est que yow tadlis ci yére rek yére daganut lan ngay xalaat ci bu dee xadiis yeneen ci biir tadlis ci sallallahu alayhi wasallam waaw mooy nga jël si yére di ko yére jàmbur bi nëbb ko wala ci yére bi nga dissimuler ci affaire ci biir waaw looy xalaat ci voilà ash-shu'ba shu'ba mooy voilà rahimahullah moom dafa ŋàññ tadlis mu solo ci imam ash-Shafi'i radiyallahu anhu mu ne at-tadlis axul kadib tadlis moom mbokk wax lu dul dëgg la moo kaj bu ñoo xaw a ñoo ay mbokk la ba pare mu naan la an uzni ahabbu ilayya min an udallis ma njaaloo sax moomu gënal ma tadlis moom noonu la gisee woon gravité boobu mais bon loolu comme le imam ibn Salah wa rahimahullah dani loolu moom dafa day wane nii rek maanaam dafa wax ju garaaw pour extrapoler exprimer voilà exprimer en même temps li nga xamante ne moom mooy ni mu koy bañee ba pare ni muy dàq fexe ba nit ñi daw ko daal voilà am na nag ñoo xamante ne ci borom xooxaadis dañ jàpp ne tadlis ku maanaam moom ci boppam luy tax ñu jam nit ki la ba nga xamante ne képp koo xamante ne xame nañ ko ci moom benn yoon dootuñu nangooti xadisam ci luñ joyal d'accord am na ñuy wax loolu am nañu ne mais c'est que loolu c'est que le problème mooy nan ngay def ak Zuhri al-A'mash ñu ci doon sànq Qatada waaw voilà moo tax dañuy wax ne dañ koy nangu moo tax mbooloo borom li ëpp ci borom xam-xam yi dañ d'accord ne dañuy nangu tadlis bu fekkente ne xam nañ ni buy def tadlis tamit du defee tadlis lu dul di jële ci koo xam ne siqa la comme Ibnu Uyayna rahimahullah comme ñoom Zuhri comme ñoom ñi ñi al-A'mash ñi ñu tudd sànq ñoom dañuy def tadlis mais lu ci ëpp ci bu ñuy def tadlis ci ku siqa lañ koy defee wala boog daanaka loolu rek la ñuy def comme Ibnu Uyayna moom du tadlis lu dul ci koo xam ne siqa la waaye koo xamante ne tey par exemple day def tadlis ci du'afa yi ñun maanaam ñi nga xam ne taxuñoo dëgër ñooñu lay defee tadlis lu ci ëpp wala muy defee tadlis ci ñoom ak ci ñeneen kooku nag dañuy def ndànk ci xadisam ba keroog muy leeral ne wax ne dégg na wala wax ji wala ne dafa dégg comme axbarana comme xaddasana comme sami'tu ak yu mel noonu dégg nga léegi mu des benn problème boo xam te benn affaire boo xam ne war nañ ko leeral mooy lan mooy tax nit di def tadlis lii tax nit di def tadlis mën na nekk ne ñenn ñi mën nañ ko def ngir benn objectif boo xamante ne baaxul par exemple nëbb ne dañoo déggee ci sëriñ diw wax ji ndax lan ndax kooku caxeer la maanaam comme gone la daal non comme que léegi waa kii daal dangay waroon ko parce que nag quand même man ak ni ma toll moos ma naan sëriñ kii laa déggee xadiis bi ñu koy boole ci sama sëriñ ñu koy boole waaye yooyu daal dangay waroon waaw te xoolal moo tax imam al-Bukhari rahimahullah mu wax ne jële ci Sha'bi tamit rahimahullah ci saxiixam mu ne laa yanbulu rajul xatta yaxuda mimman fawqahu wa mimman duunahu wa mimman mislahu nit ki du nekk ponkal
lu dul muy jëlee ci ku ko féete kaw ci ku ko suufee ak ku mel ni moom moo tax Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu comme ci Futuhatul Makki ni mu koy faral di leerale tase nag diw xoolal souvent day wax tase nag benn jigéen nangam muy wax nangam wala mu def nangam tase nag mu boole ko ci sëriñam yi tase nag benn sëriñ nangam léeg-léeg sax mu ne am naa benn sëriñ kii daal di wax daal di wax benn par exemple benn mbaam bu mu nekkaloon benn animal xayawaan kii parce que dafa gis ne dafa am comportement bu mu def rek mu jànge ci moom mu gis comportement bi mu am lu mu ci attiré lu mu ci jànge te loolu ab animal la donc loolu benn la wala boog mu tadlis parce que kooku siiwul daa bëggoon buy jëlee ci sëriñ mu nekk sëriñ boo xam ne vraiment ku siiw la ku màgg la et cetera voilà ba pare am dara jafe nit ñi voilà waaw mais nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu mag ñi nag par contre comme ñu doon tudd sànq ñoom Amash ñoom Zuhri ñoom Qatada et cetera rahmatullah al jami' ñoom Ibnu Uyayna et cetera rahmatullah alayhim ñoom li leen di daal ci tadlis du yooyu objectif mais seen objectif mais dooy fekk ne ñoom dañuy doyloo ci xaalu nit ki daal wala boog ci dañuy doyloo daal ci ne xadis bi daal vraiment war na wér voilà donc voilà ñu def tadlis boobu et souvent tamit li leen koy yóbbee parfois aussi mooy ne kooku comme seen sëriñ la donc finalement ñu jëlee ci moom rek noonu directement voilà mais nag moo tax mais borom xooy rahmatullah alayhi dañuy def teqantal dañuy seet tout le temps voilà moo gën a wër parce que ki nga à travers ki nga jëlee ci moom kooku mën na bañ a wér comme que kooku mën na bañ a wér rek donc ñoom dañuy gëstu voilà parfois tamit mën na nekk ne possibilité wu ne dafa déggee comme li Ash-Shamni wax rahimahullah mu ne mën na nekk ne kooku par exemple kilifa googu dafa déggee xadiis bi ci koo xamante ne mbooloo ci ñu wér ba pare déggee waat ko ci kooku nga xam ne dafa dayif mu doyloo ci tudd rek kenn ci ñoom wala boog mu tudd leen ñoom ñëpp wala boog mu tudd mu ne daal garawul naa leen bañ a tudd daal di tudd directement ki nga xamante ne moom mooy sëriñ bi loolu tam mën na ko def waaw imam as-Suyuti moom rahimahullah tadlisul isnaad bi an yarwiya an mu'aasarin ma lam yuhaddithu bi an ya'ti bi lafdhin yuhimu ittisaala ka an wa anna wa kadhaaka qaala voilà tadlisul isnaad mooy loolu mooy ngay soloo ci koo xam ne yéen a bokk jamono loo xamante ne waxula ko nettaliwula ko ci nga indi kàddu goo xamante ne bi yàtti bi lafzin yuhimu ittisaala day tax nit ki foog ne jokkaloo am na jokk am na comme an comme anna comme qaala nee na wa qiila an yarwi ma lam wa qiila an yarwiya ma lam yasma'i bihi walaw ta'athuran lam yajma'i voilà ba wax ja jeex waaw ala kulli haal mboolem lañu wax kii na mais tajwidu taswiya kii astafurlah tadlisu taswiya dañ koy wax tadlisu tajwid tamit waaw ndax day defar affaire bi moo tax loolu ñu tukko koy tudde voilà da koy naysal voilà waaw wala naysal maanaam ne wa sharruhu tajwidu wa taswiyatu isqaatu ghayri shaykhihi wa yuthbitu kamithli an wa dhaka qat'an yajrahu wa dunahu tadlisu shaykhin yafsihu
voilà bi wasfihi bi ghayri wasfin yu'rafu mooy beneen bi mooy di ko melale beneen melo bi wasfihi bi ghayri wasfin yu'rafu di ko melale ci beneen melal boo xam ne bokk ak bañ xam fa in yakun li kawnihi yudaafu fa qiila jarxun aw lil istisxaari fa amruhu axafu kastiksaari dégg mooy li mën a yóbbee nit ki ci tadlis mooy yuñ tuddoon sànq wallahu alam léegi waxoon nañu affaire taaliq tamit mais tey par exemple nit ki tey su solowee ci sëriñam daan ni comme man nekk ak benn sëriñ ay jamono ma déggee ci keneen ma daal di nettali daan ne ma askane la maanaam ma dindi ki nga xamante ne moom maanaam ma déggee wax ji ci keneen ma askane la ko sëriñ bi directement daal ni sëriñ bi day nee na léegi kooku taaliq lañ koy tudde wala tadlis ma askane tey bu ma nee tey bu ma toogee moo xam comme tey bu ma nee sëriñ diw nee na kooku sama sëriñ la waxuma ne nee na waxuma ne jële naa ci moom wax na dégg naa ci moom loolu taaliq la tudd wala tadlis te fekk mën na nekk ma fekk am na ko dox suñu diggante loolu bu boobaa parce que xam nga loolu nuru na taaliq nuru na tadlis nuru na ñaar yëpp moo tax loolu dafa am teqantal mooy bu fekkente ne xam nañu ne kooku bu ñu toppee ay mbiram gis ne moom mu dallis la dañ naan kon tadlis la def waaye suñ gisee ni du def tadlis dañ koy boole ci dañuy wax ne kon wax jooju taaliq la voilà léegi kon ñu jàll ci beneen bayit bi moo boo xamante ne moom day traité affaire li ñuy ash-shadh ak al-maqlub mu ne wa man yuxaalif siqatun wa ma yuxaalif wa ma yuxaalif la wa ma yuxaalif siqatun bihi al-mala fash-shadh wal-maqlub qismaani tala ibdaalu raawin ma bi raawin qismu wa qalbu isnaadin li matnin qismu waaw léegi kon shadh fii shadh la fi wax ak al-maqlub moom lay wax ci ñaari bayt yi ni mu ne wamaa yu xaalif lépp loo xam ne wuute na xadis bépp xadis boo xam ne wuute na siqatun siqa bii ci moom almala mbooloo ma wala ku ko gën a maanaam mooy comme ni ñu wax ku ko gën a rëy ci quantité wala ci qualité ci quantité wala ci qualité quantité mooy lan mooy nombre de personnes yi ñoo bari ñuy nettali même xadis bi am kii waxe ko ni kii waxe ko ne loolu dañ naan shadh la wal maqlub mooy lan mu ne qismaani tala ñaari ngi nii ñaari xaaj la ibdaalu raawin ma bi raawin qismu weccee raawin ku solo benn raawin mooy rapporteur ku solo xadis maanaam ku bokk ci chaîne bi mooy raawin nga remplacer ko bi raawin ci keneen ko qismu benn xaajo qalbu la wa qalbu isnaadin li matnin qismu nga jaawat la tamit weccee isnaad ñeel benn matnu kooku tamit beneen xaaj la voilà shadh nag ci làkku arab mooy li ñuy wax maanaam mooy
ak beru ku beru ci mbooloo ci istilaax yi nag mooy loo xamante ne dangaa wuuteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo wóor voilà su fekkente ne ki solo xadis bi kooku nekkul maanaam du ko wóor loolu mardud dañ koy wax dañ koy delloo mardud waaw su fekkente ne siqa la bu boobaa dañuy nootal tarjeex day am maanaam ak nootal ci kan moo gën a mokkal kan moo gën ëpp en xefs kan moo gën a dàkk takk ban mbooloo ñoo gën a bari ak yeneeni xeet yoo xamante ne war nañoo mën a nootalee benn xadis ci kaw bi ci des léegi bi nga xamante ne moom moo noot moom la ñu tuddee mahfuz bi ñu noot moom la ñu tuddee shaz dégg nga bi noot moom la ñu tuddee lan mahfuz moom la ñuy téye bi ñu noot moom la ñu tuddee lan shaz voilà moo tax il faut que shaz il faut que nga wuute il faut que siqa wuuteeg siqa mbooloo moo xam ci quantité la wala ci qualité soit nag daf koy def ci yokku wala mu def ko ci wàññi ci xadis bi waaw d'accord waaw mais daal danañ ko exploiter daal moom voilà sinon après tarjeex la ñu xam ba xam voilà voilà léegi su fekkente ne moo tax imam ibnu Salah rahimahullah dañu li wér ci mbir mi mooy teqantal c'est pas parce que dafa indi lu wuuteeg ñi ci des rek dañ koy dàq dañuy xool teqantal bi mooy lan mooy su fekkente ne kenn ci ñoom dafa wuuteeg ku ko gën a mokkal même texte bi ñu wuute niñ ko waxee wala ñu wuute mooy ci quantité wala ci qualité mooy ñu wuute niñ ko mokkale wala ñu wuute li ñu wax li ñu nettali wala ñu wuute li ñu maanaam li ñu takk wala li ñu solo information bi daal à un moment donné wuute na boobaa loolu dañ koy wax shaz ba pare mardud lay doon dañ koy delloo parce que shaz la waaye su fekkente ne wuutewul waaye dafa solo loo xamante ne kenn musu ko solo kenn solowu ko ku dul moom te moom nekk na ko maandu xadis boobu dañ koy jàpp ni mu nekk saxeex donc pour mu nekk shaz il faut que mu nekk loo xamante ne il faut que mu nekk loo xamante ne dañoo gis ne soit alquran la wuuteel wala beneen xadis boo xamante ne ña ko soloo ñooña ñoo gën a dëgër su dul loolu rek kenn du ko tuddee shaz dañ koy nangu dañ koy accepter c'est pas parce que dafa wéet ci solo mbir rek que ni xadis bi dañ koy delloo dañ ko wax voilà su fekkente ne nag dapt maanaam ak takkam moom dafa wàññeeku xadis bi day nekk xasan tout simplement su fekkente ne nag sens bi dafa sori wala waa ji da ngay waaru kooku loolu shaz lay doon ba tey mais munkar la waaw léeg-léeg riwaaya léeg-léeg shuzuz moom loolu la ñuy wax ash-shuzuz mooy tur bi dégg nga voilà léeg-léeg mu nekk ci sanad bi comme li imam at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ak Ibn Majah rahmatullahi alayhim solowee ci yoonu Ibn Uyayna mu jëlee ci Amr ibn Dinar mu jëlee ci Awsaja mu jëlee ci Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne am na benn waay ne anna rajulan tawaffa ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam walam yada waarisan illa mawla huwa a'taqahu xadis boobu ne yenente bi saa sam jamonoom dafa amoon benn waay boo xam ne bàyyiwul lu dul bàyyiwul ndono lu dul benn mawla koo xam ne moom moo ko voilà moom moo ko goreloon voilà xadis boobu Hammad ibn Zayd solo na ko ci Amr ibn Dinar mursal mu nekk mursal bu mu tuddul Ibn Abbas waaye Ibn Uyayna dafa maanaam ñi nga xam ne taabaa
ibnu Uyayna mooy xadis bi mooy taabaa mooy lan taabaa mooy comme même xadis bi beneen waaw kay keneen moo ko solo ci jokkaloo gi mooy ibnu Jurayj ak keneen ku dul noonu moo tax nag moo tax imam Abu Hatim wax ne rahimahullah daal ne al mahfuz xadis ibnu Uyayna parce que Hammad ibnu Zayd donte dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo maandu dañoo mën a takk dañoo wóor ay xaafis lañ mais boo boolee ibnu Jurayj ak ibnu Uyayna ñoom ñaar ñëpp ñu jokkale xadis bi maanaam tudd ibnu Abbas radiyallahu anhuma ci isnaad bi Hammad ibnu Zayd kon boobaa malgré li muy nekk mooy imam waa Basra malgré loolu xadis bi dañuy wax ne maanaam moom isnaadam maanaam ni mu solooy affaire bi dafa lan shaaz yaa ngi dégg ndax ñee ñoom ñoo gën a bari te ñoom ñaar tamit ay imam lañ moo tax shaaz moom fokk mu nekk ki nga wuuteel maanaam ku wóor wuute ku ko gën a wóor voilà loolu mooy shaaz dëgg-dëgg mooy ku wóor wuute ku ko gën a wóor ci nombre wala ci quantité wala ci qualité loolay shaaz léegi mu am beneen shuzuz mooy shuzuz boo xamante ne day exister ci matnu xam nga lee ci shuzuz fil isnad la shuzuz waaw voilà mooy shuzuz fi sanad léegi mu am li ñuy wax shuzuz fil matni mooy tey comme yawmu arafa ci xadis ayaamu tashriq yi yan ñooy jours yi nga xam ne ñooy ayaamu tashriq mooy jouru fête yi tabaski yooyu ne dañ ci waral bari lekk naan et cetera xadis bi mboolem yoon yi ñu ko solo amul woon yawmu arafa boolewuñ ci yawmu arafa ci bis yi ñu war di bari lu ñu lekk naan et cetera ci benn yoon rek la dëkke mooy yoonu Musa ibnu Ulayya ibnu Rabah mu jël ko ci baayam mu jël ko ci Uqbat ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu voilà loolu moo tax moom la imam al-Hafiz ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala wax ne xadisu Musa bii nii maanaam moom daf ko wéral maanaam ne ibnu Xuzayma ak ibnu Hibban ak al-Hakim boog dañ ko wéral ba pare daa dox ala sharti Muslim imam at-Tirmidhi daal ne xasan saxiix waaye nag ibnu al-Hafiz ibn Abd al-Barr daal ne waaye parce que dafa mel ni ziyaadatu siqa la waaw moo ci dolle ndax dàqontewul possibilité mbir mi ñu wax ko ñi nga xamante ne ñoom teewuñu Arafa waaye nag le problème mooy affaire bi moom mu ne def la am na ci parce que mbir mi dafa am loo xamante ne même bu dee ziyaadatu siqa am na mais le fait que kenn rek ñëw yokk ci affaire bii nii ci lu mel nii loolu mooy waneen ashuzuz daf ci am ay exemple yu bari gis nañ ko ci bu ñuy def taxrij xadiis Bulughul Maram yi waaw léegi mu am beneen affaire tam boo xamante ne war nañ ko bàyyi moom loolu après nañ ko bàyyi xel dégg nga xool imam as-Suyuti rahimahullah mu ne wadu shuzuzi ma rawal maqbul boo fi mu tuddee ash-shaz wal mahfuz buntu boobu mu ne wadu shuzuzi ma rawal maqbulu muxaalifan arjaxa wal maj'ulu arjaxa mahfuzun wa qiila man farat law lam yuxaalif qiila aw dabtan faqat kon lu ñuy wax shuzuz bu amee mooy borom shuzuz mooy lu shaz mooy loo xam ne ku ñuy nangu waxam am na mais mu wuute koo xamante ne moom moo ko gën a dëgër li ñu def wal maj'ulu arjaxa mahfuz li ñu def ne moo noot loolu la ñu tuddee mahfuz dégg nga voilà ñu ne tamit lépp loo xamante ne ku wóor daf ko wéetoo sax am na ñu ne loolu shaz la mais comme niñ la waxee woon sànq ça dépend daal voilà voilà léegi mu am beneen affaire tamit boo xamante ne maanaam
tamit mat naa bàyyi xel comme li nga xamante ne noonu lañ wax ci diggante shadh ak mahfuz loolu moo am ci li ñuy wax al munkar ak al ma'ruf. d'accord kon d'abord li mu gis nii mooy shuzuz fil matn. waaw waaw moom mooy shuzuz fil matn parce que shuzuz lu beeru daal day am ci matn bi wala ci isnaad bi voilà léegi amu am al munkar ak al ma'ruf mu ne al munkaru alladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa qaabalahu al ma'ruf walladhi ra'a taraduf al munkari wash-shadhi na'a dégg nga mu ne al munkar alladhi mooy loo xam ne rawaa ki ko solo ghayru thiqa du thiqa kon as-thiqatu mooy ku wóor kon kooku bu fekkente ne waa ji du siqa rek li muy solo mu xaalifan ba pare mu wuuteeg dégg nga li nga xamante ne moom lu wóor lañ maanaam daif li ñu maanaam lu ñuy wax xadiisun rawaahu daifun muxaalifun liman huwa ad'afu minhu loolu moom la ñuy wax munkar mooy xadis bu wéradi bu wérul bu daif ba pare nga xam te ne ki ko solo moom moo gën a daif maanaam ki ko solo maanaam dafa solo ci ku ko gën a da maanaam dafa wuut li mu solo dafa wuutee koo xam ne daifun maanaam ku daif mu xaalifun ku wuuteeg li man ñeel koo xam ne huwa kooka ad'afu minhu moo ko gën a daif waaw c'est vrai que waa ji solo xadis bi waaw moom dafa daif waaw mu wuuteeg voilà xam ne moom voilà moo ko gën a daif voilà ñoom ñaar ñëpp kon ay daif lañ d'accord mooy munkar ak ma'ruf d'accord voilà al kon d'accord kon loolu moom léegi ban mooy munkar bi nga xam ñaar yëpp ñooy bii munkar la bii ma'ruf wan mu doon voilà maanaam bi nga xamante ne moom mooy ki bu daif bi moom mooy maanaam ma'ruf bi moom moo gën a moo gën a dëgër tuuti daif bi moo gën a dëgër kii moo kii bi maanaam munkar bi kon léegi par opposition à Chaz voilà Chaz ñaar ñi wóor la waaw kay parce que kii moo gën a fort kay waaw kay alors que nii moom ñoom ñëpp nekk ci ñoom ñu ay du'afa lañu voilà maanaam Chaz ak munkar ñoom ñaar ñëpp ñoo gën a doyadi d'accord ma'ruf ak mahfuz ñoom ñaar ñoo gën a noot ah oui d'accord voilà fort d'accord dégg nga voilà moo tax am ñu boole ci Chaz par exemple loo xamante ne nit kenn rek moo ko solo ba pare amul cosaan ci diine beneen buñ ko xamal am ñu boole ci boobu ci Chaz voilà maanaam li mu solo moom rek ko solo ba pare bu ñu xoolee loolu ndax am na beneen fondement bu ko jàppale benn règle fiqh wala benn règle usul wala yooyu yu ko jàppale ci diine duñ ko gis wala benn aaya alquran bu ko jàppale duñ gis wax ji loolu dañ koy tuddee Chaz tamit dégg nga moo tax imam As-Suyuti rahimahullah daane fii nuxbatin qad haqqaqa ci nuxba ndax mooy nuxbatul fikar nuxbatul fikar bu al-Hafiz Ibn Hajar waaw rahimahullah moom ci boppam sharxa na ko bu tuddee ko nuzhatan nazar sharx fi sharx nuxbatul fikar kon moo ko sharxa moom ci boppam moo ko sharxa wax rahimahullah waaw mu ne loolu mu ne qad haqqaqa def na taxqiqu masala bii nii mu ne qaabalahu al-ma'rufu li jàkkaar la moom mooy al-ma'ruf voilà mu ne walladhi ra'a taraduf al-munkari wash-shadhi na'a ki nga xamante ne dafa gis ne mu ne qaabalahu al-ma'ruf walladhi ra'a taraduf al-munkari wash-shadhi na'a ki nga xamante ne dafa gis ne munkar ak shadh ay synonyme lañ kooku dafa sori kooku xàmmewul voilà parce que bokkuñu am nañu secret de différence ci provenance déjà bokkuñu ñii ñu wóor lañ voilà ñu daal voilà mais nag waxoon nañ la bi ñu gis xarib ne la xarib
ci matnu tegtalewul ci matnu tegtalewul obligatoirement ne dafa daif maanaam mu tumranke tekkiwul ne dafa daif waaw voilà waxoon nañ la léegi xadiisu maqlub al maqlub mooy lu ñu jàllar bi waaw xadiisul maqlub mooy loo xamante ne kii solo xadiis bi dafa jiital kenn wala mu ginnaawal ko dafa juum daal jiital kenn mbaa mu gannaawal ko mën na nekk tamit ci matnu kon al qalbu ñaar la comme li mu la wax wal qalbu qismaani tala donc qalbu raawin mooy man la ko wal maqlubu qismaani tala ibdaalu raawin ma bi raawin qismu voilà mooy soppi gi nga xam ne moom la ñuy soppi benn voilà raawi remplacer ko par beneen kooku benn la mais loolu mooy qalbu fil isnad léegi mu am mu ne qalbu matnin ma li raawin qismu léegi bu fekkente ne dañoo jaawale tamit matn bi pour beneen raaw yi kooku tamit benn partie la loolu njooyu moo tax dañ koy tuddee maqlub comme par exemple tey boo ne Murrata am na tamit yeneen yu ñu tuddee kii matn tamit comme boo ne Murrata ibn Kaab wala Kaab ibn Murrata d'accord loolu ci matn lañ wala ci lañ kii quoi non loolu ci kii bi la ci nit ki la waaw waaw ndax turu kenn ci ñoom mooy turu bàyyi ki ci des voilà comme hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala ci bu nekk ci Muslim ci juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoom la yàlla na moom la alquran kii yeneen bi saa xam ne sab'atu yuzillumullahu azza wa jalla fi zilli arshihi am na bimu naan am na ci biir partie bi bimu naan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminahu ma tunfiqu shimaluhu ak koo xamante ne dafay saraxe mu nëbb ko de telle sorte que ndeyjooram du xam li càmmooñam joxe loolu par exemple ci qalbu la bu jóge ci kenn ci ruwaat yi ruwaat mooy plurielu raaw yi ndax lan la laa ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminuhu la càmmooñam du xam li ndeyjooram di joxe la du ndeyjooram du xam li càmmooñam di joxe voilà comme ni mu nekk ci ñaari saxexe kon bu njëkk bi ma la wax mooy Murra ibn Kaab ak Kaab ibn Murra loolu maqlubu sanad la ñaareel bi mooy maqlubul matn la léeg-léeg tamit qalbu dina ñëw ci soppi complètement kàddu gi nga xamante ne maanaam soit da ngay soppi complètement raawi bi raawi bi moom ngay soppi complètement wax beneen naas waaw wax keneen waaw nga tudd keneen complètement loolu dañ koy wala nga jaawale leen mais bi ngay wax par exemple nga jiital kenn nga ginnaawal kenn wala nga jiital ko mooy chaîne bi nu mu demee nga wax kii ndekete yow tey sëriñam la waaw maanaam nga jël sëriñ bi teg ko place u taalibe bi loolu mën naa nekk mais mën na nekk tamit ma jaawale ma defe ne bii pa Ibnu Uyayna par exemple moom moo solo mbir mi ndekete imam Malik la rahmatullah alayhi Ibnu Uyayna jële na ci Zuhri mu jële ci Salim mu jële ci Ibnu Umar alors que imam Malik la voilà loolu qalbu la voilà léegi nag yooyu bu fekk wala kàddu am ci boo xoolee xadisu qullatayni gisoon nañ exemple yu mel noonu après ittirab day daal di am su fekkente ne ñi dañ koy wax ni après ittirab day daal di am wala day nuroo daal dégg nga
bu fekkente ne moom ñoom ñaar ñëpp amul dara lu ñu mën a nootale benn ci kaw beneen loolu muttarib lañ koy wax loolu dinañ ci ñëw insha allah ah waaw am na nag ñoo xamante ne dañuy wax al maqlub ak al munqalib bu fekkente ne maqlub la ñoom sanad bi la ñuy wax bu dee munqalib mooy matn bi voilà am na ñu koy wax loolu mais ñaar yëpp qalbu la rek maanaam mën nañu wax maqlub rek dégg nga imam Suyuti rahimahullah dane alqalbu fi lmatni wa fi lisnaadi qar imma bi ibdaali alladi bihi ishtahar bi waxidin nadiruhu li yugraba aw jacla isnaadi xadisin ittaba li axirin wa aksuhu igraba aw mumtaxin aw igraban aw mumtaxinan ka ahli baghdaadan xakaw ala kulli xaalin loolu moom mooy alqalbu kon fi ci matnu comme niñ ko waxe sax jarul parce que indiwul lu bees ci wax ji presque waaw mais daal waa Baghdad ñoom dañ koy tuddee as-sariqa mooy wa huwa yusamma indahum bis-sariqa waaw wa qad yakunu al-qalbu sahwan atlaqa parce que léeg-léeg qalbu tam mu nekk njuumte gu kii mu noonu léeg-léeg maanaam sariqa mooy lan mooy tey koo xamante ne parce que waa Baghdad léeg-léeg dañuy faral di nattoo nit ñi mumtahinan dañuy nattoo nit ñi def changer affaire yi changer comme liñ defaloon imam al-Bukhari rek rahimahullah ñëw changer yenn nit ñi wala yenn matnu yi indi benn isnaad ba pare jox ko beneen matnu wala yu mel noonu par exemple loolu moom lañu ñoom dañ koy def mais loolu sariqa lañ ko tuddee voilà épreuve la rek dañ koy def rek pour éprouver nit voilà loolu yëpp kon waaw daa mel ni mën nañ ñoom foofu insha allah su beneen yoone ñu dugg ci al fardu muallal muttarib ak yu yi nga xam te ne ñoom ñoo aj mudraj et cetera wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin